yéen a ngi déglu Afia FM juróom-ñeent fukk ak ñett. asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam amaan mbégte nag bu baax a baax toogaat fii ngir jagleel leen émission bi nga xamante ni rajo Afia FM daf koy amal ci partenariat bu mu amal ak waa centre de guidance infantile et familiale ci seen lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ñooy amal yile émission di leen ko jagleel ñuy waxtaanee wàllum maltraitance yi ñuy teg ci kaw tout tànk yi maanaam métital yi ñuy teg ci kaw tout tànk yi rawatina wàllum violence sexuelle comme niñ koy defee alxamis bu nekk bu 17h jotee jàpp 18h ci seen rajo Afia FM tey jii nag ñuy waxtaanee ban taxawaay la bàjjenu gox yi am ci li nga xamante ni moo di métital yi ñuy teg tout tànk yi di wàllum viol ñu si dalal nag kii di Mame Sophie Ndiaye moom nag moo yor wàllum accompagnement bi ak accueil bi ca CESIT xale yi nga xamante ni ñoom nañu violé moom moo leen di accueillir foofule ca centre de guidance infantile et familiale ñuy dalal itam kii di Badiane Racky ak kii di Mamadou Dieng moom itam di relais dañ leen di jox kàddu gi rek ñu daal di nuyoo ko mbokku auditeurs yi laataa ñoo gën a rek xuus ci waxtaan gi Mame Sophie nuyu nañ la. di fay également di nuyu également suñu mbokk auditeur auditrice su Afia FM comme ni ñu ko baaxoo di def chaque jeudi 17h 18h donc di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay tout le temps di ñu déglu di ñu bàyyi xel di également di remercier sama ay invités Badiane Racky ak Mamadou Dia relais communautaire c'est pas évident mais dañu sacrifier ñoom tamit seen temps ñëw fi toog ak ñun pour ñu gën a waxtaan gën a échanger lépp rek gën a sensibiliser les parents les populations d'une manière générale ci kanam ñu gën a xuus ci waxtaan bi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax Badiane Racky yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté ci rajo Afia FM Badiane Racky kàddu gaa ngi noonu. asalaamaaleykum mbooloo mi ñëpp ñuy déglu ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di gërëm waa rajo Afia di nuyu tamit sama naataango yi ba fi nekkal comme moo diggéen sama doom sama rakk di nuyu leen teg ñoom Sophie waa CEGIC moom dama leen di nuyu di leen sant di leen gërëm parce que ay partenaires yu baax lañu côté bu nee lañ ñuy jàppalee ci cas de viol yi fii am te ñun duñ ci sonn dara parce que bu ñu xasee ba yóbbu foofu rek ñoom ñooy dox lépp di ci wax kon nag ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal yàlla na liggéey bi yàgg. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Badiane Racky ñu daal di jox kàddu gi rek kii di Mamadou Dieng moom itam di relais communautaire Mamadou dañ lay bàyyi nga nuyoog mbokk auditeurs yi. asalaamaaleykum auditeur u Afia Maïmouna maa ngi lay nuyu di la remercier si dalal bi ñu dalal nii di remercier Sophie ak Racky seen teewaay fii di yaakaar ne tamit waxtaan bi ni ñu si war a jublu léegi ça sera un travail collégial. parce que ku wax maltraitance ak abus sexuel sur les enfants soo ñu woowee si jotaay bu ñu mel yaakaar naa mbégte la si ñun tamit pour ñu ñëw ñu wax suñu xalaat. am na solo bu baax a baax. mbokk yi comme ni ma leen ko waxee sànq rek rajo Afia FM ci lëkkaloom ak waa centre de guidance infantile et familiale ci ndimbalu Union européenne ñoo leen di jagleel yile émission comme ni ma leen ko waxee sànq ba tey rek tey ñuy waxtaanee wàllum rôle bi nga xamante ni bàjjenu gox yi ak relais communautaire yi moom la ñu am ci viol yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci réew mi ci loolu dañuy jox kàddu Badiane Racky seen liggéey ak waa centre de guidance infantile et familiale naka lay demee jëm ci wàllum viol yooyu la. waa salaamaaleykum boo la ma laajee loolu de dinaa ci sawar parce que centre bi bu ñu dalee liggéey ak ñoom depuis 2016 maa ngi liggéey ak ñoom léegi bu ñu amee ay cas yoo xamante ne dañ ñu ko indil en tant que bàjjen ñun dañ koy jël yóbbu ko ci centre bi léegi centre bi mooy jël frais yëpp dispensaire bi ak hôpital bi ak lépp daal ñoom ñoo koy gàddu seen kaw bopp parce que ñun ñi sax. léegi-léegi foofu amoon benn cas bu ma ko yóbbu woon maa ngi koy laajaale léegi parents yi ñëwaat sax nañu merci mais ñoom la ñuy wax merci man tamit dama leen di wax merci parce que la plupart ci gën a bëri ñooñu ay néew doole lañu. centre bi tamit ñu ngi liggéey ak ñoom ci population bi ndax dañuy def ay causeries dans le quartier dañuy def ay VAD dañuy def ay mobilisation sectorielle pour mun a waxtaan ak population bi pour xamal na leen que ñoom ba tey ñu ngi fii dañoo toxu fële ñu nekkoon dañoo dellu si fii si HLM Grand Yoff pour gën a mën a jege population Grand Yoff kon nag ñun ak ñoom la. ba
saa yu ko yàlla yemalee rek macha allah. wax nga ko sànq da ngeen di liggéey ak waa CEGID jëm ci wàllum victime yi nga xamante ni yéen bàjjenu gox yi di ngeen leen gis yóbbu leen foofu la ca centre de guidance infantile et familiale xam naa dinañ ci ñëw ci kanam tuuti bàjjen Racky. Mamadou Dieng dañ lay laaj rek lan mooy taxawaayu ñi nga xamante ni ñoo di relais communautaire yi ci viol yooyu nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci réew mi. bon question boobu soo ma ko laajtee Sophie dinaa si Maïmouna dinaa si sawar lool parce que sunu rôle mooy ñun dañoo nekk diggante population bi ak JEDID maanaam lépp li nga xam ne ñoom dañ ko war a def muy seen taxawaay te motaluñ ko ñun ñoo koy motal au sein du quartier. bon dinañ gis ay victimes yoo xam ne ñoom peut-être fi ñu dëkk par rapport ak ñun fi ñu dëkk day am tuuti différence. ba nga xam ne du ñu mën a identifier les principales victimes donc c'est à nous maintenant ñun ñooy dox ci population bi à travers li Racky wax ay VAD yu ñuy def ay causeries yu ñuy def ak ay cas yoo xam ne dañu koy soumettre ñu dem au niveau des populations ñëw alerter leen dem ci ñoom wax leen ne ko kat ñun fii ñu dëkk suñu gox nii am nañ fa benn cas bu ñu leen ko soumettre ñoom tamit li nga xam ne moom mooy seen rôle parce que ñun suñu compétence rek la ñuy yem. mooy dañuy identifier ñëw won leen exposer leen problème bi li nga xam ne moom moo ci des nag mooy suivi bi ñoom ñoo koy eggale. am na solo bu baax a baax bàjjen Racky yaa ngi koy wax sànq yenn saa yi ngeen gis ab ay victimes yoo xamante ni ay xale yu ndaw nañuy doon ngeen jël leen yóbbu leen sa centre de guidance infantile et familiale naka liggéey bi ndax liggéey bi yomb na wala déet. ndax yenn saay nga gis victime boo xamante ni mi ngi ci koñ bi daanaka ñu bëri yëg nañ ko waaye da ngay gis ne ci biir famille bi day am nëppal duñ bëgg sax yéen bàjjen yi ngeen yëg ko wala yéen bàjjen yi sax ngeen accéder pour mën leen wax dara. waa léegi moom dañ ciy sant yàlla parce que dañuy wax dañuy def dañuy dox dañuy wax ak population bi dañuy wax ak borom kër yi léegi dañoo dem sax ba la plupart léegi yooyu bu amee. du yaay yi ñooy ñëw du papa yi ñooy ñëw mais nijaay yi ñooy ñëw wala mag yi te ay góor la ñuy doon ñooy jàpp xale yi indi leen ne leen lii ak lii am na même bu ñu demoon dispensaire sax naa leen léegi dama ngeen ma bagage yi yëpp ngeen ñëw ñu dem ca CEGID ñu ma xam ñoom tam naka lañ ciy def ñun noonu la ñuy def léegi nag duñ sax dem mais ñoom ñooy ñëw envers nous ne ñu nangam bi am na wala nag communautaire yi ak liggéeyu bàjjenu gox yi parce que seen liggéey ak suñu liggéey c'est presque la même chose mottali rek la ñoom ñoo ñuy teewal au niveau des quartiers mais ñun lu ñuy def rek ñoom aussi ñi ngi koy def duñu jàppale bu baax a baax ci liggéey bi loolu moo tax ñu installé lu ñuy wax CAV comité d'alerte de veille et d'écoute ñoom ñi ngi koy doxal normalement wax dëgg yàlla parce que ci comité boobu ci la ñuy dem di waxtaanee ak waa quartier bi ñun kat dañoo installé comité bi képp ku dégg ci koñ bi naka sudul noonu xale bu ñuy mettital wala xale boo xam dañ ko abuser sexuellement naka mën ngeen ñëw fii ñu taxawu leen orienté leen wan leen benn structure bu nga xamante ni ci wala ay structures yu nga xamante ni ci ñoom dañuy jël en charge ces enfants victimes d'abus et de maltraitance te vraiment ñoom ñi ngi koy doxal comme il le faut bàjjan Racky récemment envoyé na mu benn cas boo xamante ni sànq lañ siy discuter ensemble cas bu nga xamante ni si c'est au niveau de Grand Yoff xale bi dafa demoon jàngi ba wàcc ne xaaral ma ñibbi xaaral ma dem sama kër yaay avant may dem ñibbi parce que xale bi dëkkul ak yaayam benn tantam la dëkkal donc te lépp c'est dans Grand Yoff mais moom dafa bëgg préférer dem xool yaayam parce que ça fait longtemps gisu ko noonu mu jógee kër yaayam di wàññeeku ay xale yu góor dagaale ko ci oto jël ko dugal ko ci oto bi pompe ko mu perte connaissance après mu ñu yóbbu ko il a fallu ñu yóbbu ko foofu fanaanal ko 2 jours doog koo génnee te mi ngi nii du ma bàyyi ma wax lu dul noonu parce que moom moo ma ko indil bureau donc xale boobu ba léegi pour dire que xale bi elle est traumatisée xale bi dafa jànnaxee boo koy laaj sax du ñemee wax parce que dafay ragal dafay tiit te vraiment ñoom bu ñuy indil di référer genre cas yooyu ñun tamit dañuy sawar pour jël leen en charge parce que ñun tamit loolu mooy suñu vocation jàppale xale yi taxawu leen ba fépp fu nga xamante ni si lu ñu am lu leen métier ñun ñu taxaw ci ba nga xamante ni si lépp lu nga xamante ni si war nañ ko taxawee rek ñun en tant que CEGID en tant que ONG ñu taxawee fa pour jàppale askan wi jàppale population bi
Mame Sophie c'est vrai que ne CEGID mi ngi def liggéey bu am solo bàjjenu gox yaa ngi koy jàppale relais communautaire yi mais ñu gis ne viol bi dellu na gannaaw mais li mu dellu gannaaw bëriwul viol yi ñu ngi koy gën a nemmeeku ba tey ci sa gis-gis lan moo waral situation bi di gën a empirer. Situation bi di gën a empirer bon da nga naan est-ce que doo xam sax naka nga koy situer parce que ñun ñi ngi def effort di dem ci quartier yi di def des sensibilisations au niveau des quartiers di def ay causeries di def ay conférences communautaires di leen dem sensibiliser ñoom ñëpp ci biir koñ yi di leen jox ay livrets de prévention mais malgré tout ça dañuy remarquer ba tey ni am na ay cas d'abus sexuels yu ñuy jot et bu ñuy indi loolu ça nous fait trop mal ça nous fait trop mal mais da ngay yaakaar ne ñun à la limite est-ce que ñun ay nit lañ parce que looy gën di sensibiliser looy gën di wax mais dafa mel ni nit ñi dootuñu dégg parce que ñun li ñuy xëy di dem ci quartier yi ci école yi ci fépp foo xalaat rek ñun ñu ngi fay dugg pour def ay sensibilisation bii rek parce que émission rajo kii la illustration la sensibilisation la parce que instant bii nii parents yiy déglu yëpp ñi ngi xool ñi ngi bàyyi xel lu ñuy wax nii mais loolu yëpp pour jàppale askan wi la mais dama yaakaar ni dañu toll situation bu nga xamante ni si peut-être pauvreté bi moo ko mën a expliquer parce que boo toogee sa kër amoo loo joxe sa njaboot amoo loo xamante ni si moom nga bàyyi ci biir kër gi léegi nga ne maa ngi xëy su ma xëyee ma dem wuti loo xamante ni si dinaa ko mën a jox sama njaboot au moment où ngay dem te bàyyiwoo kër googu noonu ay ku la xoolal kër gi sa njaboot gi wala yooyu yaa ngi perdre surveillance bi waroon ci xale yi ngay bàyyi ci kër gi doo surveiller papa ji xëy na liggéey yaay ji xëy na wuti lu mu liggéey lu mu indi ci kër gi bàyyiwu leen kenn ci biir kër gi ku mën a protéger xale yi bu ñu jàngee bu ñu wàccee kan moo leen di surveiller xale yi bu ñu wàccee surveillance bi ci war daal dafay des daal man je pense que il est temps ñun ñëpp ñu toogaat amaat des comportements yu nga xamante ni ci de responsabilité yoo xamante ni ci toogaat daal réfléchir xoolaat suñu bopp parce que il est temps ñun lu nu mën def nañ ko te duñu xàddi ba mukk mais boo xoolee malgré ça parce que sànq rek ci suba maa ngi def état bi mais li ñuy jot ci ay cas sànq li ma doon def dama toog ba si ak dama yéemu. xam naa ni loolu Mame Sophie dinañ ci dellu si waat waaye comme ni nga ko waxee rek il faut parents yi gën a responsable gën a jël xale yi teg leen ci kaw parce que xale yi Mame Sophie ñooy doon avenir u ëllëg te xale yi bu ñu yàqee seen àddina nii day mel ni àddina réew mi leen yàq donc di fàttali mbokk auditeurs yi rek ne yéen a ngi seen rajo Afia FM 93.0 ñu amal émission bi nga xamante ni waa centre de guidance infantile et familiale ci seen lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu rajo Afia FM ak Union européenne ñooy amal yile émission di leen wax rek ne yéen auditeurs yi si ngeen bokk ku ci bëgg a participer rek mën nga woote ci 88 628 05 05 88 628 05 05 Badiane Racky Mame Sophie mi ngi koy wax sànq viol yi bari na lool yaa ngi koy wax sànq ne am na cas boo xamante ni sax référé nga ko waa centre de guidance infantile et familiale am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko allo. allo. bisimilah soxna si. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw. da nga bëgg a participer si émission bi. waaw. noo tudd ak fooy woote. allo. maa ngi tudd Mame Diarra. Mame Diarra waaw. ñu ngi lay déglu Mame Diarra. ñoo ngi fi bu baax a baax. Mame Diarra dem na. Grand Yoff doon bërëb boo xamante ni Badiane Racky ñu ngi fiy dund pauvreté mën nañ ne ñu ngi fiy dund promiscuité kër yi xat na dëkkuwaay bi xat na mu mel ni viol yi tamit bari na fi lool est-ce que sensibilisation bi Badiane Racky yéen a ngi gën a dugg ci askan wi ci kër yi di sensibiliser nit ñi jëm ci wàllum viol boobule parents yi xam naka la ñuy toogee parce que gis nañ ne ba tey parents yi ñoom itamit li ñu war a def dafa des bu baax a baax te ngir viol yi mën a génn ci réew mi faaw ku nekk dugal ci sa loxo. waaw boo waxee loolu dinaa ci sawar parce que viol yi léegi dootul jigéen kese
xale yu góor yu ndaw yi sax ñu leen di violer te léegi loolu sax moo fi ëpp dañ naan parents yi dañ naan parents da nga def une fuite de lii amoon bu njëkk moo amatul parce que nit ki loo dox loo kii bu guddee di nga toog dajale say doom dajale say njaboot xool fu ñu nekk xool fu ñu toog xool fu ñu yendu xool ci lan la ñu nekk nga xool suba naka la ñuy xëyee aussi tamit parents yi ci boppam ba naan ñun jigéen ñi bokk man damay bedd góor ñi man ñun parents yu jigéen ñi dañoo bedd suñu doom yi ba ñemeetuñu toog suñu wetu doom yi di wax ak ñoom problème sexualité te bu njëkk ba dañ doon toog ak suñu waajur yi seen yaay ne la moytul lii moytul ma kii mais léegi loolu moo amatul yaay ji bu wàccee dafay sonn bu talee togg reer sax xayrun bu tawul togg reer dina ki ci gën a mag toggal reer bi balaa muy pare fekk ñoom ñëpp tëdd nañu nelaw doo xam sa doom fu mu ne doo xam fu muy fanaan benn xamaa na leen làkk për sax tukulóor yi ñoo naan xamoo kay fu mu yenn waaye fu mu fanaan war nga xam fu mu ne ndax loo dox bëccëg bu guddee kam yaa ngi ci kër gi boo julee timis kam war na laa fekk ci kër gi nga war a ut sa njaboot mais boo wàccee ci kër gi sax dangay sonn goo xam ne doo tal sax wax ak doom yi loolu fuite de responsabilité des parents la xam nag yaa ngi seetaan Sen TV xaw ma TFM 20h émission 20h bi balaa muy def journal bi dafa naan où sont vos enfants balaa journal bi commencé yay lancé loolu danaan où sont vos enfants pour sensibiliser parents yi ndax ku toog ba 20h gisoo sa doom war ngaa xool sa doom fan la war a nekk te kaay la ma wax leen viol bi du xale yu jigéen yi kese man dama yéemu ndax léegi xale yu góor yi ci boppam xale yu góor yu ndawaan yi am na ay mag yu fi nekk ñu ngi leen di jàpp di leen yàq di leen sàkku di leen yàq yaay yi bu ñu xamul bu ñu waxee ñu naan hémorroïde la ñu amee dañoo am lieeg dañoo forcé fekk xale yi dañ leen a yàq yaxet Grand Yoff li fi nekk bëri na Grand Yoff li fi nekk rëy na ñu ngi dox guddi ñu ngi dox bëccëg ñu ngi wax ñu ngi dugg ci kër yi di wax bàjjen yi tooguñu relais yi la même chose ndax relais bu jóg bàjjen bu jóg dina relais bi kaay gunge ma ñun nag ñoom la ñun ñooy ànd guddi ñun ñooy ànd bëccëg ñun nag dañuy ñaan yàlla xanaa musiba bi yàlla wàccee fii te pourtant du Grand Yoff kese de partout la du Dakar rek dans tout Sénégal région yi sax ñoo gën a yàqu léegi ndax ñoo bu ñu ko mënul def ci biir kër gi ci àll ba la ñuy dem di ko fa defi jee kon nga xam ne partout la dans le Sénégal dañuy ñaan yàlla kon yal na ñu ko yàlla dindil saa yu ñu xëyee julli ñaan yal na ñu ko yàlla dindil ñu ñaan tamit yal nañu yàlla sàmmal Mame Sophie fan ngay xamee ni parents yi léegi lu njig njaaga bokk nañ ci man fa ma dëkk am na xale boo xamante ni amul lu dul 14 ans mère bi mu dëkkal danaan ko yow xamal ne boo xëyee yow yaa war a indi ndekki bi yow yaa war a indi añ bi yow yaa war a indi reer bi ci loolu da ngay dem Colobane nga dem jaay yi démb xale ba yegsi na ci koñ ba minuit lan lay jaay ay jaay yu sew gerte ak yooyu noonu gerte suukar ak yooyu yi pël yi di jaay saaf gerte jaay ak yooyu lay jaay Colobane xale bi démb yegsi na minuit ci kër gi ma dëkk la fanaan maire bi ba tey xamul fu mu fanaan ñëwul laajte fii la fanaan wala ñëw laajte fii la fanaan maire bi may xëy si tey si suba di ñëw laa taseeg moom ma ne ko maire man ko est-ce que xam nga ne kii tey fii la fanaan ci kër gi ma dëkk mu ne waaw dafa guddee ma ne ko minuit la fi yegsi ma ne ko kii xale bu ndaw la 14 ans la am bu amee problème dama ko sa tiital na ko bu amee problème 10 ans ferme dinañ la ko tëj mu xulli ma ay bëtam ma ne ko 10 ans ferme loolu day wane ne parents yi ba tey ñoom xaw ma problème mu éveillé nan am xaw ma problème mu lan nan am waaye tamit war nañ leen gën a yee ci côté boobu ñu arrêté liggéeyloo yi nii liggéeyoo xale yi parce que liggéey boobu ñu leen liggéeyloo demal wuti xaalis ñëw lu nekk mën na leen dal ci yoon bi rawatina wàllum viol. Maymuna loolu damay kontaan pour tontu ci loolu parce que fan yi dañuy indil ay cas yu demee noonu. ay exploitation sexuelle. du ma tudd gox bi mais fan yi la ma fay jëlee ci ay liñ ñuy indil ci ay cas yu jóge ci gox boobu jéggi na dayoom nit mënu ko c'est inimaginable dafa à la limite xale yi booy am ak ñoom entretien dañ naan la tata man sama yaay moo may wax naa indi lii su ma sinon du ñu añ su ma ko indiwul lii sinon du ñu reer et tu vois nettement que ni ñii seen parents yi ñoo leen di pousser à ce que ñuy dem defi exploitation sexuelle ñoo leen di exploiter sexuellement loolu la dafa doy waar am na parents yoo xam ne dañoo sàggan ci ñi ma ko sañ a wax am na ñu nga xamante ni si dañu jàpp ne waajur mooy jox mu lekk jox mu naan chaque jour ma wax ko
loolu moo gën a minime ci li nga war a def pour sa doom. sa doom sa nawle la sa doom da nga ko war a toppatoo ba keroog muy génn ci say loxo. ak jàmm ak salaam. mais yow jàpp nga ni xale bi yow yi sa bopp da ngay toog wut naflaay yow xale bi génn di la wutali. pour nga indil la ci biir kër gi. xale bu ñëw indi xaalis boo xamante ni si somme bu colossal waxoo ko dara nga di ko xool yow doo parent bu tax ñuy wax modèle. kooku du parent. mën nañ ko tuddee lu ne li may wax rek gis nga désormais dañoo war a jël parent responsabilité ne man dama kii dañ ko war a def benn notification daal ne man kat je vais m'engager à être un parent sérieux parce que léegi man loolu lañ fi war a teg. loolu lañ fi war a teg. loolu lañ fi war a teg. fii moom parent amatu fi. Mame Sophie yenn saa nga dégg ay mère yu lay wax ne ñii matuñu parent boo gisee mu wax loolu mooy ne ñoom amuñu yar. boo amul yar naka ngay yaree sa doom exactement loolu la ku yarawul mënul yar. gis nga les parents ñoom ñooy représenter modèle vis-à-vis de l'enfant ñoom ñooy représenter modèle bi nga xam te ni xale bi moom day copier chaque jour que jëfee xale bi day xool sama yaay nii lay doxalee man ma di ko doxalee sama papa nii lay comporter woo moi également je dois me comporter ainsi mais bu fekkee ni yow yaruñu la joxuñu la éducation bi war ci loolu mais doo ko mën a transmettre say ay doom mënoo ko. waaw Mame Sophie dam koy rejoindre si loolu. Seulement xaw na am tuuti contradiction par rapport ak sama intervention. parce que boo xoolee par exemple yow tu peux être un mauvais parent. et un bon éducateur. loolu day am. peut-être bon mun nga am chance yow nga am doom nga yar leen c'est-à-dire éducation de base la. éducation de base su fekkente ne dafa nekk ci yow. ça doit être inné loo xam ne da nga ko judduwaale. donc di nga ko mën a jàngal sa doom. donc sànq yaa ngi doon wax ci dëkkuwaayu xat yi. c'est-à-dire loolu yëpp cause bi pauvreté la. boo xoolee sunu dëkkuwaay yi bon comme ni ma waxoon Sophie di bañ may stigmatiser da ngay xool dëkkuwaay yi da ngay xool ci benn néeg boo xam ne par exemple ñaari jabar nga fay yor nga am fa fukki doom. ñooñu mënoo leen éduquer ñaari jabar yi ngay am soo ayee kenn ki day féete kenn ki day yéeg ci kaw keneen ki ci suuf lay wàcc n'est-ce pas léegi temps bi ngay nekk ci kaw noonu temps bi ngay nekk ci kaw sa doom dañuy nekk ci biti est-ce que xam nga say doom ci lan la ñuy nekk n'est-ce pas yow boo xëyee nga ne da ngay liggéey 4 heures du matin nga dem marché sa jabar topp la 4 heures du matin boo ñëwee 11 heures ngay taal añ say doom xamoo jàngi nañ wala jàngiñu kon donc yow loolu mënoo veiller ci ñoom soo xoolee contexte yi tamit bokkul. ñun par exemple jamono yi nga xam ne dañoo nekk xale dañ doon toog suñuy parents di ndékkeendoo. même kii bi ñoo koy même place bi ñuy ndekkee ñoo koy bokk. dagguma la Mamadou mooy ni ma koy waxee saa su ne rek mooy famille nucléaire yi ñoo yàq fi mu toll nii dëkk bi. toi moi samay doom man yow ak samay doom rek te bu njëkk ba da daan doon famille bu mag. maam yeeg tante yeeg ñëpp participer ci éducation bi. loolu ma laay wax souvent Maymouna parce que gis nga famille communautaire yooyu ñu daan am ñëpp daan intervenir sur l'éducation de l'enfant. papa yaay même bu fa papa absenté mais nijaayee nga fi. nijaay mooy représenter mën na représenter yaay mën na représenter papa. bàjjen également da ngay xool ni ci biir kër gi yëpp dañ daan agir sur l'éducation de l'enfant. mais léegi loolu buñ ko fa teggee dem ne waaw pap toi et moi daal di ñëw wut sa benn appartement loué ko donc yéen ñaar dong ngeen ci nekk kan mooy toppatoo xale boobu. certes du ñëw am na nag ñu nga xamante ni si dañoo organiser wu de telle sorte que dinañ xool arrangé wu ba même bu ñu nekkee ci appartement dinañ mën a xam naka la ñuy organiser wu pour ci seen yaru doom mais ba tey léegi lu ñu constaté mooy appartement yi. jànq yi daal ñoo leen di yar jànq yi ñoo leen di yar. ñoo leen di yar ci biir kër gi yañ daan def nga xamante ni si dañuy am modèle communautaire. ba nga xam ne ñëpp dañ daan yar ci mbedd mi da nga daan xool doomu Mamadou ma fekk ko fi. mu def naka sudul noonu. corriger ko mais actuellement tu n'oses pas le faire. kenn sañu ko. boo ko defee yow la ñuy mere. taqal la pot wax la loo xamante ni si yow à la limite da nga naan man duma ko jaral. duma ko jaral donc il est temps parents yi gën a gëstuwaat seen doom yi xoolaat man parents yi rek ñoom laay waxal. Mame Sophie man côté boobu dinaa d'accord ak yow d'une part mais beneen bi. mooy maanaam soo xoolee par exemple les grossesses précoces
soo xoolee li mu gën a fréquente ci les familles pauvres la. ñi nga xam dañoo am moyen pour éduquer seen doom mooy ñi ngay wax papa yaay doom mais ñoo gën a éduquer seen doom. mais seen doom yee gën a yàqu. léegi nag mais attends waa ba tey. léegi yow boo xoolee ñooñu yow xoolal sa quartier bi nga dëkk d'abord. les plus démunis ñoo fa ëpp doom. mais lan mooy cause bi. waaw parce que grossesse précoce foofu nga koy gis. waaw yow su fekkente ne ñi nga xam yow gis nga ki am moyen di defal doomam yaakaar naa sa doom boo ko juree. di def si moom li war du xool feneen. effectivement. da ngay mettre les moyens qu'il faut nga defal ko sa doom ba bu du am bët ci keneen pour kooku di ko defal. dañuy yow tey sama may loolu day am gis nga ngay defal sa doom lu war ci moom mu daal di génn mu dajab ku mel na yow raxas bopp bi ba mu set def ci xam-xamu boppam déggoo ma de day raxas bopp bi ba mu set naka yow nga toog fii sa yàgg sa papa di la fi tëj waa dangay wan ne yow doomu boos nga yow doo dara raxas bopp bi ba mu set wecc ne ko xanaa gisoo sa morom yi gisoo sa lii gisoo sa laa dindi ko ba mu set mu defee nag ñii li ñuy def moom dooloo baax mu topp leen la plupart gis nga ñooñu bu ñu amee ay grossesse yooyu seen yaay yi ñoo siy jóg ci teel bañ a xam ne ñu ngi dañoo ëmb ba pare defal leen ay planification familiale waaye wóor na leen rek amuñu jànk jeeg la ñu yor ñoom seen yaay moom il est sûr moom yoratul xale mais papa ji pour moom doomu xale la fekk moo ngi yaa ma yëpp looloo ne ci dëkk bi. Bon, en fait moi je pense que les responsabilités sont partagées et puis ku ci nekk ak gis-gis bi nga am par rapport ak loolu parce que ku ci nekk aussi milieu bi nga c'est le milieu qui détermine l'individu mais environnement bi nga nekk di évoluer moom nga mën a xamee ni lii moo xew ci jamono ji wala lii moo xew lii Mamadou wax mën naa ci d'accord d'une part mais lii Mère Racky wax également mën naa ci d'accord parce que la plupart ñun gis nga cas yi ñuy recevoir bureau mais ñu ci bari dañuy issu de familles pauvres. Voilà. Certes. Mais pauvreté warul expliquer ngay bàyyi say doom muy taxawaalu. Man je n'accepterai pas ça. Loolu moom mënuma koo imaginer. Gis nga nit da ngay maandu am gore. Gis nga li nga am 100 francs yi nga am nga doylu ci. 100 francs yi nga am. bala nga koy jël di ko jox partage say doom naan ku ne jëlal dem jëndi fonde gis nga 100 francs yooyu boo ko demee nga jënd ko yow sunguf nga arawal ko sa bopp toggal ko gis nga day sakkan ñëppay bokk lekk bu suur naan ba màndi te gis nga biir ku lu mu wax biir du génn di wax man lekk moo wala dara nekk sama biir nit yow yaay am sutura ci sa bopp am sak ci sa bopp nit ki li ngay incarner rek ci lu baax loolu ngay gis mais doo gis lu bon mukk mais bu fekkee ni yow da nga ni man awma surtout ñun dañoo tàmm naan awma lii di ñaxtu awma lii awma laa li ngay ñàkk noonu yaa ngi koy ñàkk de mais am na ñoo xam te ni muñ jotoon ci li nga am dañuy daw ba fat dañuy sant yàlla nit ku nekk na jàpp foofu mais bu fekkee da nga ni man li Mamadou am laa war a am boobu yow li nga am da nga koy xeeb mais ñun loolu mooy suñu problème sa doom lu nga am yar ko ci loolu mooy boobu nga am loolu la yàlla wërsëgalee yamal ci loolu te ngay nag am jomu bëgg lu baax di def ndànk ba yàlla defaraat situation mais bu fekkee da nga ni lii kii am dinaa ko am mais ngay jóg di ko wëri ji bàyyi say doom contrôlé woo leen xooloo leen lijjanti woo leen ñoom tamit ñu jaar ci suuf di def naka su dul noonu wala samba booy bu nga xamante ni si dara yitteelu ko day bàyyi ba nga génn rek mu ñëw dugg sa biir kër jaxase ko def fa la naka su dul noonu yow boo da ngay dem ba ci biir ñu ne la diw sa doom diw ëmb na dalay bett da nga naan non c'est incroyable sama doom ji nga xam ne demul dikkul sama kanam la toog doo comprendre fekk yàq nañ ko mais nag vraiment parents yi daal man ñoom lay waxal li mu mën ci wax ak ñoom mooy viol dafa nekk lu nga xam te ni dafa graaw parce que volet psychologique bi foo ko mën a nattu foo ko natt rek weesu na ko viol mën na laa topp ba nga nekk mag gis nga balaa nga koy xam nga màgget ba màgget même gis nga boo nekkee image yi mooy dellu si gis nga boo demee ba am jëkkër à l'avenir nga am jëkkër ba jëkkër boobu même bu la laalee rek dalay rappeler souvenir ba nga amoon ci kooku mën nga fa jaaree daal di enfermé wu ci yow dootoo bëggati dara xam nga àddina soof la loolu yëpp ay séquelles la ay séquelles la nga xam te ni si viol moo koy def te vraiment war nañ si taxaw te man séquelles yooyu bëgg naa ci apaisantir tuuti pour wax ak parents yi parce que man bu ma toogee fii posture parents yi rek ñoo ma ñor en fait ñoom ñoo ma ñor symptômes yi nga xamante ni si moom la viol di def mooy la peur
chez l'enfant. xale bi day ragal gis nga cas bi ma mère rakki référé woon. ba léegi xale bi mënul xippi bët xool la dafa ragal ndax ñaari xale yu góor ñoo ko yóbbu. ba 2 jours après ñu koy soo ko indi. fu mu romb góor sax. day daw. xam nga ni loolu metti na. si xale bu ndaw koo xam ni elle a que 13 ans. léegi am na également mooy li may wax la peur de ne pas être cru. des fois da ngay ñëw sa biir kër ñu lay enquête nga ni su ma waxee sax dañ naan duñ ma gëm dañ naan ma moo yaa taxawaala ci woon yaa def nangam day culpabiliser boppam xale bi. Mame Sophie foofu dama lay dagg tuuti comme ni ma koy waxee saa su nekk rek il faut parents yi di cultiver communication bi seen diggante ak seen doom ñu ngi wax wàllum viol suivi de grossesse. bari na cas yu mel noonu ay 12 ans 13 ans nga xam ne accouchement bi day compliqué ba jàll ci lool comprendre nga. bu ko defee parents yi ñoom ñoo war di communiquer ak seeni doom bu ko defee xale yi duñ leen nëbb dara mais xoolal ñu violé la mu dekk 2 mois après 3 mois après sa waajur doo ko yëg. doy na waar effectivement parents yi dañu war a ibbil seen doom seen kanam gis nga waajur mën ngaa yar sa doom te doo ko saaga mais gis nga doom nawle la li ngay wax ak moom da nga koy wax ak moom. et puis xale yi dañuy comprendre mais bu fekkee ni yow da ngay ñëw di menacer wala di saaga ay injures yoo xamante ni tegoo ko fenn yow ci sa bopp yow mi parent bi yaa njëkk a ñàkk teggin ba pare nga bëgg a inculquer ay valeur sa doom moi je crois que loolu c'est carrément opposé lu may yeggale un peu sur les séquelles voilà nee naa la peur de subir une autre agression xale bi day maytu tout le temps mi ngi naan mën naa amaat loolu. mën naa génn keneen dogaale waat ma def ma la même chose. finalement dafay détester góor mu gis parce que à la longue dina am mari. exactement c'est ça la peur de la réaction de l'entourage gis nga fi nga dëkk di commencer ko sa biir kër dañ lay beddi dañ lay ñàkk jom di la xas yooyu yëpp xale bi da koy bàyyi xel te loolu baaxul ci màggaayam. xale bi loolu da koy traumatiser à vie des angoisses yoo xam te ni si à n'en plus finir des tentatives de suicide xale bi man am naa si koo xam te ni si dafa ñëw ba ci armée li rek mu toog fa toog rek jàpp njàmburam ne man tata lan laay doyee grossesse xale bu ndaw laa lan laay doyee grossesse man ñëw toog fii si armée li di xool ñi dee fii daf mel ni ñoom ñoo ma gënal may dellu suñu kër te nga xam ni loolu graaw na c'est exagéré métti na si xale bi te xale yaa ngi koy dund ci biir kër yi tristesse foo ko fekk xale bi kanam gi du yànji mukk du firi yaramam du firi moom du firi l'infanticide et aussi ñu baree ngi tëdd camp pénal billaahi wallahi bu ñu defoon ay enquête ñu ci bari li leen fa yóbbu infanticide la ak bari parce que dañ leen di violer ñu jële ci grossesse ñu dem ba ci biir xale bi ku ko jur ñu ne sama nijaay ku ko jur ñu ne sa papa ku ko jur ci biir des fois violé ci biir kër gi lay doon wala mu nekk ci entourage bi 95% viol bi ki violé agresseur bi xale bi xam na ko ku koy xam la ñi nga xamante ni benn lii mooy ñi nga xamante ni si dañuy romb rek ñu séquestré leen yóbbu leen mais le plus souvent xale bi xam na ki ko def loolu. day refléter ci moom. exactement te day am menace par rapport ak xale bi bu dee sa papa di la def noonu boo ko waxee diw ma def la noonu wala boo ko defee diw ma rey la xale boobu yóbbu nga fitam. tout à fait da nga yóbbu fitam des déviances sexuelles également xale bi mën na fa jaaree. daa di nekk homosexuel. wala mu nekk comme lesbienne. la plupart lesbiennes yi loolu moo koy indi. loolu moo koy indi boo xoolee boo leen laajoon yenn lesbiennes yi. dañ explication bi du lenn lu dul lii lañ ma daan def dem naa ba à la longue góor intéressé tuma sama moroom jigéen moo ma intéressé. te xam nga ne loolu musiba la ci réew. musiba la également des maladies sexuellement transmissibles. vraiment sonn nañ ci su ma yóbbee asbef xale yi. dañ leen di defal examen mais bu ñu defee examen ñenn ñi ay syphilis ñii ay sida ñii ay lii donc ku nekk loolu vraiment man dafa mel ni loolu inquiété wul parents yi et ça me fait trop mal dafa métti ci xale yi. dafa métti ci xale yi dafa métti ci xol. xale bu tuuti ñu yàq àddinaam noonu. dafa métti ci xol. il est temps na waajur yi xoolaat seen comportement. waajur yi bu ñu xoolee seen comportement nga jàpp nit ki yóbbu ko yoon
ne dañ koy tëj juróomi fan lañ koy tëj mu daal di bàjjen ak tegal foofu sa loxo nga problème bi toujours rek fan lañ koy tëj. même ma fàttali mbokk auditeurs yi ne ñoo ngi seen rajo Afia FM ci émission bi nga xamante ni rajo Afia FM daf koy sëq ak waa centre de guidance infantile et familiale ci seen lëkkaloo ak World Vision ci seen ndimbalu rajo Afia FM ak Union européenne ñuy waxtaanee tey ji wàllum taxawaay bi nga xamante ni bàjjenu gox yi ak relais communautaire yi am nañ ko ci xeex bi nga xamante ni mooy xeex viol yi nga xamante ni ñu ngi koy teg ci tuut tànk yi foofu bàjjen rakki génn léegi foofu laay jëm ak yow Mamadou Dieng mu mel ni tamit police waajur yu bëri dañuy ñaxtu jëm ci wàll boobu boo gënu violé sa doom nga dem police jaabante bi metti na du na léeg sa problème mu mel ni tamit problème am na ci wàll woowu daal may mun a gis nga problème boobu dafa xaw a complexe parce que di nga gis benn cas ñu soumettre la ko yow sa réaction lan la mooy fi nga war a jaar yow doo ko xam parce que da ngay ragal dëkkandoo yi parce que ñun li ñuy waxtaane fii yëpp si suñu biir la mi ngi sama famille mi ngi si famille Racky mi ngi si famille Mame Sophie mais naka ngay oser yow ngay exposer problème boobu parce que déjà dañ koy nëppal comme ni ñuy wax toujours dañuy xool ñu ne nañ ko rafetal régler ko à l'amiable toujours loolu mooy sunu problème ñun obstacle yi ñuy am si cas yooyu mooy naka la ñuy fan la ñuy jaar naka la ñuy dem ba yóbbu ko si yoon parce que à chaque fois boo xoolee au sein de nos familles bu mbir moomu amee di nga xool ñi njëkk a intervenir mooy mag yi ñooy ñëw naan kii da nga koy suturaal nangam déjà bu jëlee temps rek yaa ngi endommagé kële victime bi donc ñun suñu problème mooy suñu collaboration ak police parce que tamit il faut oser yow booy def dara il faut que tu sois couvert maanaam di nga dem boole nit léegi yow suite bi parce que dañ lay mettre en mal ak population bi yow après tu es mal placé pour nga ñëw di nga gis ka man vivre naa cas yu bëri mais récemment Mame Sophie wax naa ko lors de notre dernière formation ma ne ko nag am na cas yu bëri yoo xam ne day am mais doo oser nga koy révéler parce que tamit irresponsabilité ñi nga xam ne ñoom ñooy victimes yi léegi nag yow ñooñu waruñu la pousser wala ñu mettre la en mal ak ñi nga xam ne sekku leen loolu toujours dafa am lu bëri daal lu ñuy sóor si dëkkuwaay yi su fekkente woon na dañuy jox les moyens par exemple les moyens mooy ñuy liggéey ak en proche collaboration avec la police dinañ oser à chaque fois ñuy révéler yooyu di ko exposer sans pour autant ñun ñu garder suñu anonymat defe naa loolu tamit am na obstacle la tamit si kii yo waaw yaakaar naa ne Mame Sophie dégg na loolu defe naa mën naa Mame Sophie d'ailleurs am na yenn formation yoo xamante ni yéen a ko doon amal ak waa gendarmerie ak waa police loolu naka la mujjee Maïmouna formation yooyu ñuy def noonu c'est pour tàggat policiers yi ak gendarmes yi infirmières également ak ay enseignants yi parce que ñun dañoo seetlu bu ñu amee victime procédure tribunal ak police ak yooyu day yéex daal bu ñu seetloo loolu ñu ne ñun tamit il est temps ñu jël ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci secteur boobu comme police ak gendarmerie ñu toog ñu waxtaan ak ñoom defal leen des formations lu nga xamante ni sur l'écoute des victimes parce que xale bi nga xam dañ koo violé ñu ñëw indi ko ci police bi di ko defal audition ak ton bi ku la violé ak ton bi surtout xam nga policiers yi ak seen waaye dañ lay xëbal xale dafa am nu ñuy waxee moom xale dafa am nu ñuy waxee ak moom il faut ngay rassurer l'enfant d'abord sinon da ngay perdre sa temps doo am benn information par rapport à l'enfant du la nangoo wax boo ko tiitalee yóbbu fitam du wax ak yow loolu moo taxoon ñu def ñun tamit benn formation jagleel ko force de l'ordre yi ñoom tamit ñi ngi am léegi conscience ñi ngi prendre conscience ci volet boobu ñi ngi def vraiment ay police yi nga xamante ni si léegi ba bu ñu leen envoyé ay cas dinañ xam naka la ñuy orienté naka la ñuy waxtaanee xale bi neexal ko s'il le faut ñu ne ko ju koy rassurer wala jox ko ay papier ne ko defal ma fii ki la def lii dinaa ko tëj dinaa ko def naqar lim la teg si naqar ñun tamit dinañ ko def ba emprisonné ko donc wax ñu ñoom tamit ñi vraiment ñi ngi changé au fur et à mesure wax dëgg yàlla seen ay attitude ni ñu daan defee lors des auditions
des mineurs wax dëgg yàlla mais kii Mamadou lu mu évoqué tout à l'heure c'est important aussi wàllum nëpp-nëppal ci wàllu nëpp-nëppal bi mais man je me dis man Ndiaye man nit mënul teye musiba di am ci koñ wala ma di ko séen may gis ni xale bi ñi ngi koy def naka sudul noonu ma ne patt pataaral man loolu je n'ose pas le faire peut-être que secteur bi ma nekk la mais xaw ma doo comprendre des fois dañuy bëgg nëppal ko ci biir kër gi mais bu fekkee ni yow c'est que ñoom nag li muy évoqué nii c'est compréhensible parce que ñoom dañuy ragal ni après dañ leen di mettre en mal avec leur population te des fois ñu ne diw ma la de moo demoon boole ji fële famille bi yëpp wala koñ bi yëpp bàbbeeku commencé stigmatiser la diw mii diw nangam loolu lañ ciy daw dëgg la certes mais man il faut penser à l'enfant d'abord exactement il faut penser à l'enfant le bien-être de l'enfant comme ni ko Mame Sophie di waxee saa su nekk rek nëppal bi c'est vrai que ne parents yi ñu ngi koy def waaye jot na nag ñu tegee ko nee de côté ndax xale yi boo leen laajee comme ni ko Mame Sophie di comme ni ko Ndeye Soxna di ko waxee tout le temps xale yi boo leen laajee ci la def lii loo bëgg ma def ko dan naan la damaa bëgg nga dóoroon ma ko ba mu bëgg a dee donc xale boobu bëgg na justice bëgg na ku ko fayul loolu donc parents yi war nañ xoolaat bu baax a baax seen jëfandikoo côté boobu nëpp bi moom il faut ñu génn ci bu ñu bëggee am résultat yu baax bu ñu bëggee am Sénégal bu nga xamante ni Sénégal bu jag la il faut nëppal bi ñu génn ci nëppal bi du génn du mën a génn ndax toujours soo gisee viol yi ci gën a bëri en famille la ñun amoon nañ ci benn cas fi laajal soxna maak soxna ñooñu dem ñu dem ba police ba police ci adjudant chef bi la demee ñu delluwaat fa mais dañu ne ba ci adjudant chef bu ñu ñëwee dafa ñu ne parents yi ñëw nañu dañ ko def à l'amiable ma ne ko soxna mu mën a ma ko kii man génn naa ci ak niñ ci sonne démb ba tey mu ma ko dañ ci génn ñu ñaan ñëpp comprendre dañuy def à l'amiable en tant que adjudant chef des fois lii mooy am keroog am naa ci benn cas bu nga xamante ni si xale bi moo ñëw wax ak man tata Sophie man de viol bi metti na ma en fait ma ne ko mais mu ne ma li ma gën a metti mooy sama papa sama yaay lu mu ma wax sa yaay lu mu la wax mu ne ma nee na nañ ko nëppal bu mu ci wax sinon sa yëm day tas dangay dem ba danga naan yow jigéen ñi seen jëkkër yi ñoo leen gënal seen doom yi parce que loolu lay ñu fàttali mbokk auditeurs yi ne mën nañ participer ci 88 628 05 05 88 628 05 05 tey ñu am plateau bi Mamadou Dieng Mamadou xam naa dina wax ci wàllu wi bu ne viol lekk parents yu bëri ñu góor ñi dañuy retiré wu bàyyi ko jigéen ki yow boo gàdde woon sa doom lii du ko ci fekk boo defoon nii sa doom lii du ko ci fekk alors que éducation du yaay kese éducation ñaari parents yëpp muy yaay muy papa ñoom ñaan ñëpp a war a dugal ci éducation seen doom. tout à fait man ci kaw loolu même dinaa ñëwaat ci ginnaaw tuuti ci wax ci affaire nëppal bi parce que nëppal bi boo xoolee parfois dina xaw a boo xoolee xale bi nga xam ne victime la dafa am avenir c'est-à-dire nga koy wax nga révéler ko exposer ko devant tout le monde comme quoi que ne kii elle a été violée déjà ay moroomam dinañ ko xoole société bi dina ko xoole que ne saa yu doxee ci mbedd doxee rek dinañ xam ne kii elle a été victime de viol déjà nëppal benn côté dinaa ci d'accord benn côté parce que da nga koy sàng sutura bi nga koy sàng noonu par exemple di nga gis un parent boo xam ne dafa violer doomam du papam du ko jur de du papam du ko jur bàyyi ji ko jur loolu day am lay doon bàyyi ji nga xam ne moo ko jur ci deretam moom moo ko jur ci gañoom violé ko kooku doo ko exposé ci bañ a exposé Mamadou man am naa ci ñaari cas ñaar ñooñu seen papa dafa gaañu bàyyi ñu nekk ay tout tànk seen yaay am beneen jëkkër jooju xam lu muy def xale yi bu guddee day bàyyi yaay ji tëdd ci kaw lal bi mu dem fekki xale yi bu mu ko defee ku taaw ki xam nga lañu naan taaw laa dof ragal a wax ba benn jour mu dem ci ko rakk ji daal di yow ne mag gi man de sama papa démb daa ñëwoon ne ma nangam beeg nangam bi mu ne baa dafa la comme li mu may def mu ne ko mu ne ko waaw daan na pat xam fa la leen mujjee yóbbu planification familiale mooy taal otom dafa ñuy wone fan nga nekk ban site comme ni ñuy wëndeeloo bàyyi ci boppam bàyyi ji ci boppam day jëli xale yi école ñooy indi leen ñu defal leen planning ñu dellu ñoom duñu rang de dañuy ñëw dugg man maa ne lii man maa koy lijjanti ma wax sama superviseur ma lu ne yaa koy lijjanti ma nag lii naa ko lijjanti ba xam ñii kan mooy seen yaay may dox ak xale di dox ak xale ba xam fu xale yi dëkk ma ne waxtaan ci ak yaay ji ma ne ko ne waxewu ma la ko pour nga xuloo
waxee ma ko pour nga tas sa sëy waxewu ma la ko pour nga jaay sa bopp daal pour nga weer sa bopp mais pour nga ñëw nga teg sa bët suba seen rendez-vous la dinañu ñëw heure nangam la seen papa di indi boo ñëwee toogal ci bërëb nangam boo ñëwee di nga jàkkaarloo ñoom oto bi foofu lay gaare bu ñëwee fa la toog jàkkaarloo ak ñoom papa di ñëw wàccee leen ñoom ñaar ñu dugg tranquille au lieu mu fekk si xale yi ci biir hôpital bi mu dem dugg ci oto papa ji nee na papa bi lu muy def fii papa ji ne ko man xaw ma ñoom dañ maa war a nee naa indi hôpital dañoo feebar léegi ma dem jëli leen indi leen xaw ma lu ñuy def dama dugg ci biir nga laaj lu ñuy def mu wàcc oto bi ñëw di leen fekk si papa ji tax otom dem ku mag ki dafa jooy jour boobu liggéeyu ñu dafa jooy bay bëgg a dee mënu sax wax mais dafa am doom yoo xam ne dañoo wow bët day fa wow bët xam lu mu tontu yaay ji mu ne ko sam papa moo ñu fi indi te sam papa nee na ñun ñoo la gën a safle moo tax muy ñëw si ñun Allahu akbar. ça c'est grave. te papa ji jurul leen ça c'est seen grave. doomu jiit la yaay ji da ko xoo ko jooy ba sonn yeewu ne ko mu ne ko yow doo tax ma tas sama sëy bi te dañ koy wujje man ak yow dañuy wujje ba léegi. xam fu ñu mujj Maymuna comme li nga laaj léegi. bàjjen rek loolu doy na waat di ku lu mel kuy wax loolu sa yaay. yaay yaay jéeg moom ban genre éducation la moo jox fa doomam. voilà lu comme li ngay laajte léegi rek mooy les responsabilités sont partagées maanaam parent papa doom yi duñu wax ak yaay responsable la yaay ji responsable c'est-à-dire dafa am loo xam ne dañu naan waruñu ko roy ci Occident yi te pourtant Occident yi dañuy toog dañuy am osé di waxtaan ak seen doom yow tey boo bëggoon waxtaan ak sa doom ci sexualité man boog ay doom yu jigéen laa am fiir ba dox dama fiir nag mais pour ma waxtaan ak ñoom damay dem gis koo xam ne suma xarit la bu jigéen ñëw na ko waxal ma diw ak diw mujj say doom lañ waaw c'est-à-dire am naa gêne pour may waxtaan ak ñoom. loolu mooy indi musiba bi yow non nga am gêne pour waxtaan ak mais seen yaay war na am possibilité pour def. loolu mooy problème ci bi boppam mën na wax ak problème doomam bi donc les responsabilités sont partagées man mënuma ko man góor laa jigéen moom moo war a. yow góor nga ngay dem ci mbedd mi di sensibiliser waa koñ bi di sensibiliser waa mbedd bi yow mënoo wax ak say doom da ngeen jàpp ne rek yaay yi rek ñoo war a waxtaan ci wàllum sexualité ak seen doom non bu leen ko def tabu yéen góor ñi war ngeen a waxtaan ak seen doom tabu bi yéen ñoom la jigéen ñi war ngeen ñoom góor ñi dañuy dem jigéen ñi war di nañu waxtaan ak seen sensibiliser doom. di wax ak jàmbur yi ci mbedd mi di wax waaw mais li nga mën si jàmbur li nga mën si jàmbur mënoo ko sa doom. bañ a ko wax li nga mën si jàmbur mënoo man am na loo xam ne nag mënuma ko waxtaan ak sama doom mën naa ko waxtaan ak keneen mais man samay doom te man kit cooy sax laay damay génne bagage yëpp teg man duma bagage bi xale bi ñu koy jël di ko def micro man duma ko def micro lañ koy def mënuma ko dama yore ay âge 14 15 16 ans ni ba école tëjee sama kër laa leen defal chaque jour causerie damay ñëw ñu ne ma bàjjen indi bagage ma leen aywa boo leen dawul du ma daw bon Mame Seye Mame Sophie li ñu dese ci waxtu daanaka bariwul léegi ñu bari bu ne viol rek danoo jàpp ne xale yu jigéen ñi nañu violé góor ñi la ëpp alors que xale yu góor yi tamit yu ndaw yi ñu ngi leen di violé da ngeen di am cas yu mel noonu bu ma juumul Mame Seye c'est vrai que viol yi ñu ci bari dañ jàpp ne viol yi jigéen ñi la rek or viol yi góor ñi ñi ngi leen di mettital di leen violer te nit ñi duñ si rendre compte sànq bi may def bilan bi di def état des lieux maa ngi xool au total 87 cas d'abus dans l'observatoire de Dakar seulement sans compter yeneen observatoire yi ma xool ni ci 87 yooyu am nañ ci 14 góor 14 garçons boo xoolee nit ñi dañ koy néewal mais 14 boobu jarta minimiser jarta néewal 14 boobu ça signifie que xale yu góor yi tamit ñi ngi leen di métital ci biir kër yi te duñu si bàyyi xel il est temps comme ni ma koy waxee tout le temps na parents yi gën a vigilant par rapport à leurs enfants. waaw dañ lay bàyyi nga joxaale su mot de la fin parce que liñ dese si waxtu bëriwul te it ñu ngi jëm ci vacances. ku ne xam ne ne vacances xale yi am nañ jot. xale yi waxtaan bi di yàqagul la des na beneen heure. waaw waxtaan baa ngi neex nga di bëgg a yàq heure. ku ne vacances ne xale yi am nañ jot fi mu toll nii. mu war nag ci waajur yëpp ñu gën a vigilant. gën a surveiller seen doom te xam ne ñiy violer ñu ngi fi di violer xale yi de. il faut ñu gën a vigilant ak vacances yi. effectivement xanaa di gën a ñaaxaat parents yi rek di ñaax également képp ku nga xamante ni si yaa ngi nekk ak ay xale du rek waajur bi jur doomam moo war a protéger ñëpp a war a sàmm
waajur sàmm la mais képp ku nga xamante ni si am nga cër ci xale bi da nga war a vigilant da nga war a bàyyi xel ci xale yooyu ñooy nekk futur magu ëllëg yi ñoo yor Sénégal ñooy jël prise de décision ñoom ñoo ko yor ëllëg na ku nekk bàyyi xel ci njaboot gi vacances yi di ñëw jël sama doom pour ma nga ne école bi kii na xaaral ma jël ko yebal ko mu dem vacances yi c'est pas prudent man la li ma gis nga li ma gëm man mooy sama doom sama wet ni ngay sàmmee sa jëkkër yi nekk xoolal ni ngeen sàmmee ni nit ñi di sàmmee seen jëkkër yi nañ koy sàmmee seen doom yi kese fu jëkkër tëdd na fa sa doom tëdd kese ngoon booy bëccëg jot ngay sieste fi nga tëdd na fa sa doom tëdd bu tëddee lekk ba suur naan ba màndi demul fenn là tu es tranquille mais jël sa doom pour débarrasser wu génnal dem fowi demal fowi ca mbedd ma yow nga ne yow yaa ngi tëdd yow kat ak xel mu dal tëdd nox tranquillement te amu benn souci loolu moom vraiment je trouve que pour bu ñu bëggee génn ci situation bi il faut que ñu xoolaat na ku nekk téye sa doom bu kenn yóbbu kenn vacances exactement merci beaucoup ñu bàyyi la Badianaki tàggoo si ñëpp Badianaki ñu bàyyi la nga tàggoo Badianaki daal daa waxtaan bi dafa commencé xumb rek ngeen na heure bi dafa jeex man loolu léegi da ngeen di yokk heure bi yow waaw Penda war na ko yokk benn heure bi léegi man damay sànni sama kàddu si surtout ci ñi nga xam ne dañuy ñëw vacances ñi di nooraan si déjà maa ngi commencé gis xale yu ndaw yi di ñëw di nooraan si te ñooñu tamit viol bi dafa bëri si ñoom parce que dañ leen di jaayloo ndox dañ leen di jaayloo lu ne ci mbedd mi ñii de seen patron yi leen di jaayloo duñ leen xool duñ leen nemmeeku ñoom seen bagage na jeex na jar léeg-léeg sax seen doom yi ci kër gi ñoo leen di violer lépp a ngi ci biir kon nag nañu yàlla sàmmal rek sàmmal mboolem jullit ñu lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ñëpp Mamadou ñu bàyyi la nga tàggatoo comme li nga wax nii rek waa GIE ñu ngi ñuy accompagner ci vacances yi parce que am na ay activités yoo xam ne dañ koy mën ci biir vacances yi d'ailleurs def nañ benn planification par rapport ak activités yi nga xam ne moom la ñu war a def kon donc ñun suñu loxo bàyyiwuñ ko ñoom it bàyyiwuñu seen loxo ñu ngi jàpp di xam ne tamit vacances yi suñuy vacances la te suñuy doom la ñun ñoo leen war a aar voilà lépp lu ñu mën daal nañ ko def ci kàttanu yàlla ba li nga xam ne mooy fléau bi nga xam ne nii dafa nekk nii mu jëm fii même bu fi jeexul tamit mu wàññeeku fi voilà ñu leen di jaajëfal bu baax a baax mbokk yi li moo doonoon seen émission bi nga xamante ni rajo Afia FM ci lëkkaloom ak waa centre de guidance infantile et familiale ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen ko doon jagleel ñu leen di jox dig daje beneen alxamis bu 17h jotee jàpp 18h fii ci seen rajo Afia FM ñu dalalaat waa centre de guidance infantile et familiale comme ni ma leen koy waxee saa su nekk rek ñoom dañuy xeex lépp lu jëm ci wàllum mettital yi ñuy teg tout tànk yi rawatina wàllum violence sexuelle di leen jaajëfal bu baax a baax. ONG bii di SEGID lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen di digtal ay série d'émissions ñeel wàllu métital ak abus sexuel yi ñuy teg tuut tànk yi alxamis lay doon ci weer wu ne bu juróomi waxtu jotee jàpp juróom benni waxtu Maymuna Sarr Malu dina ci dalal ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu woowu waaye it ay sociologue ngir rek ñu taxaw seetlu jafe-jafe yooyu tuut tànk yi di dund waaye it ñaax askan wi ngir soppite ci wàllu woowu ONG SEGID ak ay partenaire am taxawu tuut tànk yi mooy seen yitte.